Système logiciel numéro 1. Amérique yi ak business yi nga xam ne ñoo nekk Amérique yuy xalaat di dem bitim réew mu nekk bu ñu fa demee lan lañ fay fekk voilà. Alors gis nañ aussi rapport bi si lu ñu jotoon gis li nga xamante ni presse bi fësal nañ ko ñu ni d'état lépp jëm ci wàllum climat des affaires Amérique ñu koy rafetlu bu baax a baax alors est-ce que rapport bi loolu rek la wax les faits d'abord lan la exactement Dame Babou. xam nga boo ko seetloo presse bi dafa am yu jëkk a wax ne rapport bi dafa ŋàññi Sénégal dafa xas Sénégal. yu bari yu boo xam ne baaxul. léegi bi ñu dellusee beneen presse bi surtout presse bu gouvernement bi. dellu ci rapport bi lu yaatu. pour wax ne lu baax rek la rapport bi wax. mais nag bu ñu maandoo li ñuy wax mooy comme dama la ne dañ doon wax ñoom seen waa réew ma nu mu mel la ñu fa jàpp ne lu baax la dañu koy wax mais la ñu fa jàpp ne lu baaxul la dañu koy wax. koo xam ne nag da nga bëgg a jël débat bi def ko politique rek ñi far ak gouvernement bi li ñu wax ci lu baax rek la ñuy jël. ñi farul ak moom lu juunu li rek la ñuy génne. mais ñun nga xam ne suñu liggéey mooy yëgal ñi nga xam ne ñooy seetaan li ñuy rapport bi amul benn daanaka pàcc boo xam ne waxu ci li mu jàpp ne Sénégal góorgóorlu na ci bu baax a baax yépp la wax. mais amu ci benn bu mu waxul ne nag am na yoo xam ne doyul walla baaxul. boo ko seetloo ci ubbi bi rek. li ñuy wax executive summary bi mooy maanaam tarjumaan ji li mu tàmbalee mooy Sénégal réew mu stable politique la. réew mu. bu am démocratie la. et puis dafa am géographie fi mu placé dem ci àdduna bi dafaa yomb. mais immédiatement deuxième paragraphe bi mu commencé di wax mbiru taxi yi war nañ ko seetaat. surtout dafa bari ay këyit. dafa yeexi mbir. procédures yi dafa yéex waaw noonu lañ ko toppee ci demoon bu nekk ku la wax ne rapport bi dafa tagg Sénégal rek yaakaar naa ne peut-être jàngul rapport ba mu mat ku la wax ne itam rapport bi dañ ko génne pour xas Sénégal itam jàngul rapport bi bu baax a baax parce que ñoom rapport yu mel noonu du pour waa Sénégal du rapport politique du information loolu taxu leen jóg ñoom seen réew lañ leen di wax comme ni ma la ko waxoon ci njàlbeen gi su fekkee ne da nga bëgg a dem foofu xamal la fay fekk xamal la nga fay fekk dañu lay wax ne bon par exemple Sénégal mi ngi nekk UEMOA donc boo nekkee Sénégal yemul foofu rek loolu am na laa may yeneen opportunité économie bi stable la ak yooyu mais en même temps dañu lay wax ne la am na yu ay jafe-jafe yoo xam ne da nga ko fa fekk da nga boo fa bëggee am business bëgg a louer foo koy teg dafay cher bu fekkee ne da ngay wut këyit affaire l'impôt yi doo mën a xam information yëpp duñ ko dugal benn place boo demee fekk ko fa ak yooyu mais alors man lu ma jaaxal mooy américains yi investisseurs américains yi ñoom bëriwuñ ci réew mi. bëriwuñ ci réew mi soo xoolee yeneen dëkk yi France c'est vrai France digganteem ak Sénégal nu mu rattaxee diggante États-Unis ak Sénégal tamit mais France aussi ñoom kenn du weddiwul ni am nañ fi taxawaay bu baax a baax léegi Amérique ñoom lan moo tax ñoom seen tànk bëreegu fi. bon benn mooy. li ëpp ci compagnie américaine yi investir ci àdduna bi compagnie yu mag la ñuy doon. ce qui fait économie bi koom-koom mu leen attan du réew yëpp ñoo ko am nit boo gisee ci rapport bi li ñu ci wax. li ñu naan investissement direct étranger. nga xam ne du lu ñu maye du lu gouvernement indi ak yooyu. ay 91 milliards rek millions de dollars rek la ñuy wax ne moom la fi business Amérique yi dugal. mais boo ko seetloo 2017 ak léegi wala lu ko jiitu tuuti tàmbali nga di gis compagnie yu mag yi bi ñu waxee waxu pétrole. li leen di jaral jóg. man maa ngi fàttaliku amoon nañu benn xarit bu doon liggéey Maryland
ma ko jëkkee seet ne ko dama bëggoon ñu waxtaan nooy ñëwee ngeen di investir Sénégal mu ne xam nga lu ma ci jaaxal yu mel noonu bu ngeen ñëwee da ngeen di wax ne non am naa fa projet bu rëy 600 millions de francs CFA mu ne kooku 1 million de dollars la ñemewumaa dem sax wax sam patron ne ko na ma jox 10 minutes ci temps am pour wax ak moom ci investissement wu 1 million de dollars parce que même bu ñu ci doon am 50% bénéfice loolu jaralu ñu jóg mënul moom du jël avion pour dem ci projet yu mel noonu te xam nga suñu économie yi à part yi nga xam ne moom la ñuy wax économie de rente nga xam ne peut-être ñu mel ne français yooyu ñoo fi jëkk aakimoo ko boo gisee ci rapport bi dañ la koy wax ñu ne la loi wu Sénégal compagnie yëpp la yemale amul gënale mais compagnie yu bari yooyu Amérique ne ci boo ko seetluwaatee ba ci biir ci jëf ji buñ koy doxal compagnie yu mag yooyu nga xam ne ñoo ne faax téye alal ji ñooñu ma daanaka bunt yi dañ koy fermer même bu ko loi bi waxul donc loolu ci li nga xam ne day expliquer américains yi jëmuñu foofu mais da nga gis bis bu ñu commencé ngay dégg millions de barils de pétrole. rek ñu commencé multiplié par 50. rek ñu commencé di ça fait 50 millions par jour. rek ñu commencé di yëngu. bu ñu ko dee jaay 50 millions de dollars par jour. oui ça fait plus de 25 milliards. de francs CFA par jour. oui donc da nga fa gis Amérique loolu moo taxoon nga dégg ñu naan dañu indi. compagnie sàngam moo def recherche yi mais bi ñu demee ba wóor ko ne gis nañu pétrole ak gis nañu gaz ak gis nañu lii. compagnie yooyu attanatuñ ko dañoo woo mag ñi ne leen ñëw leen ñaan nga dégg ñu moom lañ leen wax. ay BP ay Shell ak yooyu. oui loolu li tax américains yi bareeguñ fi defe naa man ci sama gis-gis. loolu ci la bokk. loolu ci la bokk waaw kon su ma la comprendre bu baax a baax at yi di ñëw nii ak pétrole bi nu muy duggee bu baax nu mu feeñee si réew mi américains yi mën nañ fi ñëw ak doole. mais yan compagnie nga ciy dégg déjà. ay Kern Energy. oui ay BP. oui ak yan British Petroleum. ak Mobil. ñooñu nga fi commencé dégg. oui même pays yi nga xam ne ñoom ñoo fi yàggoon lu mel ne France ak yooyu bi ñu demee ba affaire bi wóor na Sénégal ne gas ku fay gëstu mën ngaa gis pétrole ci la ñuy door a mën a dugg si mais loolu moom c'est clair que pétrole ak gaz fu mu mën a am ci àdduna. da nga fa gis américain yi ma jox la ci. ñoom amu ci sentiment ñoom. non ma jox la ci benn. tegtal rek. xam nga réew mu mel ne réew mu Qatar réew mu tuuti la. mais ñoo ëppale gaz ci àdduna bi daanaka ñoo fi ëppale pétrole te dégg nga jubóowuñoo ak américains yi day wax naan ñoo fi indi lii ñooy jàppale ñu nekk Yémen mais teewul la compagnie militaire aérienne bi gën a mag ci gox boobu Qatar la ñu dem teg ko fa. donc loolu fu mu am moom danañ fa dem. c'est clair seen compagnie loolu danañ fa dem. maanaam loolu ñoom nëbbuwuñ ko. non nëbbuwuñ ko et puis ñoom dañuy yaakaar ne ci man ni ma leen di déggee ñuy waxee mooy jaay ak jënd la rek comme am naa njëg fu muy jaayee. damay dem jëndi. amul kii ko moom amul kii ko moom. réew ma ko moom moo ko moom mënuñu jàpp ne bon foofu diw moo fa ëppale wala moo fa kile. yu mel noonu mais compagnie même gis nga. li jafeel li tax bare guñ fi buñ ci dellu si waatee yaa ngi fàttaliku li fi xewoon ci affaire ay Tigo ay compagnie téléphone yi bi ñu bëggee dugg si ñoom américains yi problème yu ñu fi amul bari na problème yu ñu fi am de ci licence bi li ñu ko jënde woon du noonook dañ ko war a dindee dañ ko presque waxuma ne dañu gedd mais xaw ma ndax daf leen ko jaralatul wala déet ñu mujj génnaat donc yooyu ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ko pays yi fi jot a installé boo gisee ci rapport bi ba ñu lay expliquer ñi fi ëpp lu ñuy investir bu ay France lay doon léegi ak Turquie ak Chine mais ak ay Maroc ak yu dem noonu yooyu moo ne ci rapport bi loolu mooy tax aussi seen lépp seen compagnie yi génn tax ñoom seen yu ndaw yi ci seen réew la ñu gën a nekk alors ñu nemmee ko aussi ci biir rapport bi département d'État américain rafetlu bu baax a baax projet yi nga xamante ne moo nekk ci plan Sénégal émergent waaw loolu moom daanaka moom lañ ubbee bi ñu commencé tas wax ji. ndax tarjumaan ji lañ ko tënke woon. waaye bi ñëwee ci loolu ñu wax ne ba mu tàmbalee 2014 ba léegi progrès yi bari na infrastructure yu bari yokk na fi
ak yu demee noonu mais immédiatement comme li ma la wax rek. bu ñu nee baax na itam dañ ne waaye mënoon nañ ci dolli lenn. ñu ne Sénégal affaire procurement yi maanaam bu ñuy def ay appel d'offre rek affaire yooyu c'est très compliqué. c'est très compliqué parfois dafay yéex parfois aussi loi bi dafa bari ay tourne et puis lu jëm ci mbiru impôts yi. dafay nekk loo xam ne mënuloo xam booy taxawal. surtout boo ko seetloo ci domaine boobu nga gis fi ñuy waxee mbiru. plan Sénégal émergent yooyu ba ñuy wax ci grande compagnie fi nekk. oui ñu ne Sénégal comme informel ñi nga xam ne ay liggéey yu ndaw la ñu yor bu mënu leen a dab ba jël ci ñoom impôt. tax na compagnie yu mag yi nga xam ne mënuñoo rëcc li ñuy fay dafa bare. donc fu ñu waxee ne ko ci plan Sénégal émergent yooyu soppi na lu bari ci Sénégal jëmale ko ci lu baax loolu la ñu wax. mais teewul ñu dellu si waat ci loolu li ma la wax noonu. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs ñu ngi dalal tey Damba bu nekk journaliste sénégalais basé ca États-Unis naka noonu mu nekk consultant en communication et relations publiques ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci rapport bi nga xamante ni département d'État américain moom la génnee jëm ci wàllum climat des affaires. naka noonu climat des investissements fii si Sénégal ci wàllum progrès yi loolu du ñàkk daañ si ñëwaat ci kanam mais lu jëm tamit ci wàllum ay rëq-rëq. lu si mel ni tamit corruption wala yooyu ñoom yëpp mu ngi si biir rapport yi te département d'État américain joxoon naka baaram. mais comme li ma la wax ci départ. ñoom dañuy wax waa seen waa réew bu ngeen fay dem fàttalikul ne lii nga fay fekk. boo demee boo ko gisee bu mu la tax a daw bu mu la tax a kile bu mu la tax a tiit ndax da nga ko fa fekk day il faut que ñuy yab leen balaa ñuy ñëw. mais boo xoolee ci rapport bi dañuy lay wax ne la sur les 2 ans yu weesu rapport transparence yi international effectivement comme li nga wax Sénégal mi ngi avancé bu baax mais ba tey nag ay 123 ci ay 190 nga yor 123e rang bien que 141 la woon place bi ñu nekkoon. ñu ne mi ngi tane mi ngi jëm kanam mais teewul ba léegi mbiru corruption moom dañuy wax ne boo fa demee parfois investir na nga ci bàyyi sa xel ne xam ne dana jafe parce que nag. compagnie américaine xam nga loolu aussi ba bu yàggul réew yi nga xam ne ñooy réewu Europe boo masaan di dem fenn di fa liggéey. ci sa budget da nga ciy dugalaale mbuxum. nga xam ne booy def sa comptabilité ñi moom compagnie bi da nga leen di wax de lii moom xaj na facture bi ñëwul mais ba bu yàggul la loi door a soppiku Union européenne mais Amérique boo ko fa defee yow mi moom compagnie bi boo ñibbisee ñu gis ne da nga joxe mbuxum bu la waa réew ma jàppul ñoom bu ñu la jàppee tëj la seen réew. donc loolu balaa ñuy yab nit ne ko da nga war a dem fenn na mu fa bindee na mu fa tëddee il faut ñu wax la ko. loolu mooy problème bi. ki nit nag ku maandu nag mënu la wax ne. suñu réew yi amul corruption nag. kenn mënu ko. alors suñu autorités yi ginnaaw ba rapport d'état département d'état américain bi génnee mu am ay points yu nga xamante ni ñoom rafetlu nañ ko mu am ay rëq-rëq. alors est-ce que ñoom aussi war nañu taxaw rek di vanté wu ci progrès yi nga xamante ni département d'état américain wax na ko. est-ce que aussi jotul ñu xool domaine yi nga xamante ni suuxee nañ si ñu xool na nañuy jógaatee. xam nga suñu réew yi lu tax muy xaw a jafe boo dee def suñu liggéey bi ñuy def nii parce que ñaari wax la ñuy wax ba ca kaw ak wax ba ca suuf ñoom lu ci gën a bari yu mel noonu bu ñu ko tuddee surtout lu jóge bitim réew Sénégal dafa kii lool ragal lool lu ñuy wax bitim réew. il faut que ñu dal di tontu bu gaaw a mel ne réew mi amul benn rëq-rëq réew mu amul rëq-rëq amul. loolu dafa mënul am sax mais na la wóor ne nag yaa ngi fàttaliku 2005 bi Transparency International commencé di wax ne corruption bi dafa bari. taux indice de perception bi indice de perception bi dafa bari. ci jamonoy président Abdoulaye Wade la woon. mais gis nga réaction yu vigoureuse la ñu am dañu tëb weddi ko ba tëdd ca naaj wa mais teewul diggante bi gis nga loi yi fi soppiwaat. ay commission des marchés yooyu yëpp xam nga après la ñëw lu ci gën a bare. mais li nga xam ne mooy jafeel diggante ñi ne ci nguur gi ak ñi ne ci politique bi bu ñuy wax ak waa Sénégal li ci ëpp mooy. bitim réew la ñu bañ mu tudd leen Sénégal.
lépp lu muy def sax international la ciy boole tailleur international mécanicien international. mais xam nga doo dem fenn dawali oto fa jàmbur ci international. mais lu jóge bitim réew. dañu koo fonk ba. si dëgg la li ëpp ci ñoom du ñu wax ak ñun ba pare door a seet lu ñuy wax ak waa bitim réew. li ci ëpp sax dafay jar nag léeg-léeg ñu ne waa bitim réew joxuñu ñu añ joxuñu ñu reer. nañu seet ñun ci suñu biir li baax ci ñoom. mbuxum amul fenn fu mu baaxee bu ko américain nangook buñ ko nanguwul ak loolu waruñu koo jiital suñu soxla. Voilà. Alors ñu gis aussi si beneen fànn wàllum sécurité wàllum kaaraange mu soxal trop Amérique te sax si seetlu ñoom dafa mel ne réew mi ñu nekk si réew mi gënuñu xam ñoom lan moo am si réew mi. non lan mooy expliquer loolu. parce que li ma la doon wax la rek léegi yëg li xew moo jiitu ci doole du xaalis bu bare. du ay armes yu bare mais information c'est le pouvoir. kon ñoom dañuy ñëw si réew jaamur. ba pare gën a xam waa réew mi seen kaaraange. boo leen woowul yépp ci yam danañu ñëw boo leen teree fi nga leen mën a tere ñu nekk foo leen mënul tere. maanaam xam nga lu nekk ci tali yeeg piste yeeg àll beeg loolu yëpp. bu ñu yoree seen satellite nekk ci kaw xam nga ñun wax dëgg yàlla nag bu ñu mënee aar suñu bopp yeggaguñ ci mën a daaneel satellite bu nekk ca jaww ja. di ko photo sa montre bi nga takk buñ ko tiimee lu mat ay kilomètres ci kaw danañu xam ban heure la moo ci nekk. boo demee CIA Factbook benn website la boo fa duggee mën nañ laa wax exactement Sénégal ñaata piste latérite ñoo fi am. ñaata route goudronnée ñoo fi am boo gisee ci rapport bi ils ont beaucoup. tous les jours mën na la ko wax ñoom. tous les jours yow ci sa bopp boo fa demee nii duñ ko tëj. oui boo fa demee mën nga fa dugg fii CIA Factbook. oui waaye le livre des faits. en anglais fii CIA Factbook boo fa demee da nga fa fekk information boobu yëpp donc ñoom xam nañu bu baax a baax li xew fii te gis nga defe naa parfois suñu réew yi bu ñuy négocier ak réew yu mel ne Amérique. du ñu def ne ñoom. xamal leen ne. affaire bi du question xaritoo parce que de toute façon Amérique ak ay France ak yooyu. mënuñoo bañ a toppatoo suñu kaaraange. amoon na suñu jël benn mag bu ñuy wax Tidiane Baydili yàlla na ko yàlla yërëm. daf doon wax ne Amérique mi ngi mel ne revolver boo jël joxoñ ko ci Sénégal revolver boo xam ne da nga ko joxoñ ci xolu Amérique. fii ak Boston bateau 6 jours rek la fay def 6 jours. et boo seetloo li xew ay booru Somalie ak mer yi ko wër yëpp. oui nga xam ne bateau bu fay jaar ak marchandise assurance bi mooy gën a cher sax marchandise bi ndax pirates yi nekkoon ci géej affaire yooyu nga yaakaar ne américain yeeg français yeeg allemand yi dañuy toog di xaar ba gouvernement somalien na leen ñëw leen dimbali ñu dañuy dem en haute mer. parce que duñ xaar sax. non ñëw leen parce que seen sécurité nationale la. oui imagine li xew foofu. bu xewee ci Atlantique bi diggante feek Amérique nga xam ne la mer est infestée dafa fees dell ak ay nit ñu jubul. mu am Méditerranée am na ba pare déjà côté comme li ma la wax océan Indien ak yooyu. côté Chine moom Chine ko kiiwal boppam. xam nga loolu boo ko defee l'économie occidentale dañ mel ne dañ koy xoj. ñoom loolu dañ ciy bàyyi seen xel boo wóoruma ne américains yi seen drone yi nga xam ne ñoo nekk dans le désert du Niger. oui waa Niger xam nañ ci lu bari te ña nga fa. dinañ si xam lu bari. buñ ko xamee buñ ko xamul daaju fa nekk moom bu leen wóoree ne seen kaaraange. oui laaj na loolu buñ ko deful ci nii daañu ko def ci ne. mu nekk lu am solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Dame Babou nekk journaliste sénégalais basé aux États-Unis nekk tamit consultant en communication et relations publiques mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Dame dañuy taxaw tuuti ci wàllum kaaraange. da nga wax lu am solo nga ni américains yi ñoom mën nañ nekk ci dëkk bi. gën ñu xam ñun suñu kaaraange. waaw parce que nag. maanaam nii. gënuñu ñëw muus seeni doom ëpp ñu am njàng mais ñooñu ci gën a yàgg xam nga ñaar téeméeri at ak ñeent fukk. la ñu yor seen gouvernement te teel a am doole ci bitim réew donc liy xew bitim réew
lam leen di jaral ñun bu ñu ko jaraloon it duñ ko man donc seen service xanaa lu nit dëgg di. oui bu ñu nee CIA rek. waaw su ñu nee CIA rek am lu sa xel nekk. waaw bu dee seen biir réew la bu ñu nee FBI rek am na nit ñi ñoo xam ne sax fañ leen di teg duñ fa yegg mais nag dañuy nangu ne ñun peut-être foofu la ñu war a yegg. ci ku ma manti waxal mu ak lu ñu juboo lu ñu xaritoo man ak yow wala fi nee nañu njëg mayug may bu may yoroon am xar di ko jaay sama waajur bëgg ko jënd te jënd lay doon prix xar mi laa koy jaayee bu may négocier ak moom prix xar mi laa koy jaayee du ma ko wàññi. bu ma ko dee jox addiye dama koy jox addiye mais ñun léeg-léeg en tout cas ñu bari ci bitim réew booy wax ak ñoom. dañuy wax li ñuy tudd ñoom capacity building ci affaire négociation yu mel noonu. war nañ ko yokk suñu réew yi parce que dañu yaakaar ne dañu yaakaar ne kenn du xëccoo ak sab xarit. France ak Angleterre est-ce que nit mën na leen a gën a xaritoo. doo dégg de temps en temps ñu ne la beurru anglais yi français yi dañu yokk taxes yi immédiatement français yi ne leen seen vin bi yéen it yokk nañ taxes yi bu ñu leen joxee quota ñu joxe leen quota ci saase. Amérique ak Canada loolu ne ay comme mag ak rakk la ñu leen di tuddee mais dañuy xëccoo ba tëdd ca naaj wa. ñun aussi nag wax dëgg dafa war a jeeg bu ñuy wax ak pays quelle que soit la qualité de nos rapports diplomatiques et des relations anciennes ou nouvelles ñu xam ne njëg mayug may. Voilà. Alors ñu gis am na beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi suñu téléspectateur bu njëkk allo kooku dem na diggante Sénégal ak États-Unis dafa am lu ñuy wax ay type d'accord yooyu est-ce que mën nga ñu ko faram-fàcceel ak lan moo si gën a fës. am na benn boo xam ne moo ci gën a yàgg. même mi ngi ci rapport bi boo ko seetloo. oui mu ngi si 1983 la. jamonoy Ronald Reagan lañ ko signé woon par exemple fi mu nekk nii bu fekkee ne da nga fi am compagnie américaine. nga am fi bénéfice war ko delloo Amérique. ci yoon warul am benn jafe-jafe warul am benn jafe-jafe loolu mooy Sénégal mi ngi am je crois lu jege ay 24 pays yooyu la ko amal ci àdduna bi ñu di ko wax traité d'investissement. oui et commercial. am nañ ko Amérique yàgg na depuis jamonoy Ronald Reagan 1990 la bokk mais bariwul ñu koy utiliser. bu mel ne li ñu doon wax AGOA xam nga ndax yaa ngi fàttaliku. am na ay jamono AGOA maa ngi fàttaliku mais la ñu daloon ci jamono boobu ba léegi dafa kon ne dañu dal un peu. ñun suñu réew yi defe nañ ne bu ñu wax ak réew mu mag rek mooy kañ la xaalis bi di ñëw la. defe nañ ne enveloppe. AGOA est-ce que woon ay 96. waaw 96. 95 jamono jooju la 95 96 maa ngi fàttaliku. 95 96. au départ d'ailleurs ñun Sud Quotidien defoon nañ ci benn. dossier qu'on avait intitulé la loi McDermott. oui Jim McDermott moom moo ko benn congressman moo ko proposé woon. après le tudd AGOA. loolu aussi accord la boo xam ne am nañ ko mais exploité wuñ ko. ndax ñu bari boo doon wax ak ñoom jamono boobu dañ leen wax américain nag ñoom dañu mën a wax rek mais kañ la xaalis bi di ñëw. alors que li ko taxoon jóg mooy seen marché. comme yaatu na. daanaka li ñuy tabaxee Amérique yëpp bu ñu ko fa li Afrique yëpp de l'Ouest bu ñu ko fa dugaloon. seen douane du sax du ko yëg du leen wàññi lu bare. dañu ne donc may nañ leen lépp produit boo xam ne foofu ngeen ko defaree. bu ngeen ko indee du ngeen fay douane du ngeen fay benn droit. bu réew mu mel ne réewum Guinée bi sax mi ngi ciy gagné xaalis bu bare ci darkase yi rek darkase yi kese yi wow yi ñuy defar di ko fa yóbbu. mais Sénégal dafa mel ne boobu ba léegi kenn organisé wu ko man fàttaliku naa bi may liggéey ak ambassade bu Sénégal mission Sénégal ki ko jiite woon Fodé ambassadeur Fodé Seck. dajale na kilo yi homme d'affaires yi ne leen mais xaalis bu baree ngi rëcc foofu. mais ba léegi donc accord yooyu mais accord militaire yi nag mu xaw ma ko moi parce que ay accord duñ ko lal ci penc moom. mais li ma wóor mooy am na parce que li ma la wax la rek kaaraange Sénégal américains yi defuñu ko ngir dimbali ñu. parce que ñoom li ñu waxoon ci affaire Ebola bi Obama à l'époque. bi américains yi di kaas ne li mu dugal ci Guinée ak Sierra Leone ak Libéria yooyu indi armée bi ñuy defar hôpitaux de campagne et tout bi ñu ko waxee ne li nga ci dugal dafa bari mu ne ma xeex ak ñoom xeex ak Ebola foofu Afrique moo ma gënal ma bàyyi ko ba mu ñëw Amérique bay door a xeex ak moom. ci affaire militaire aussi américains yi loolu la xeex ak
sécurité bi. fekk si leen Afrique defe naa moo gën a yomb ci ñoom xaar ba ñu dugg. mais quand même xam nga def benn transition rek coronavirus aussi gis nañ taxawaayu Trump. waaw justement oui boo gisee tey même seen campagne électorale lu ci ëpp. démocrates yi loolu la ñuy gën a utiliser. mooy dañu jàpp ne ni mu ci waroon taxawee bu ko defoon du yegg si Amérique ni mu fa yeggsee. bañ ko déggee Chine kon fa la koy fekk ni Obama defoon Ebola fekk ko Congo fekk ko Libéria fekk ko. mais defu ko dañu leen wax mu ne non du dara mook soj ñooyam rek fekk fukki fan ak juróom rek dootu leen ko déggati te fekk na boobu mu ngi wax ak journaliste boo xam ne li mu koy wax daf ko ne on the record ni ñu koy tuddee ci suñu métier. oui du lu ma lay nëbb xam naa ne affaire bi bu garaaw a garaaw la. day rey lu bare taw ni muy dale nit dafa yomb jamono bi muy wax américains yi du dara léegi mu jeex donc moo tax fi mu nekk nii américains yi mere nañ ko jàpp nañ ne 200 junniy nit mat na ko tey ce matin 200 junniy nit faatu nañ ci coronavirus bi. mais les gens pensent que bi Obama di dem dafa bàyyi benn groupe ñu tuddee ko pour bu mbas ñëwee fekk ñu pare. bi mu ñëwee daf ko tas moom la jëkk a def. daf ko tas Obama nee na woon fekk fukki juróomi at wala fukki at daanu amati mbas nañ ko waajal mais moom defu ko. voilà parce que nee na bëggul woon tiitloo. américain laataa ñu jeexal émission bi sax daañu ñëw tamit ci présidentielle bu Amérique te yow tey sax si Sud Quotidien nga def si taxaw seetlu gu am solo alors ci wàllum projet yi nga xamante ni soxal na américain yi lu si mel ni MCA yi loolu dañ ko war di encourager. te américains yi vraiment loolu daf leen farataal daal muy faral am. ñoom boo leen dégloo man suivre naa ko. biñ ko tàmbalee ba léegi. Millennium Challenge ay account la tudd. oui dañu lay challenge ne la boo nangoo def lii yi réforme nga indi lii dañ lay jox xaalis mais xaalis boobu du bor mais fi nga koy dugal dañ ciy d'accord ba noppi man ak yow ña ngay jël ñu koy liggéey maa leen di fay du ma la jox xaalis bi pour nga fay leen. parce que ñoom jàpp nañ ne peuple américain moo ko jox peuple sénégalais xam nga ñoom bokkuñoo ñun tradition langage politique man fekkee naa discours yi ñu ci mës a def yëpp. presque département d'état ba muy teel a taxaw pardon parce que ba maa ngi ko doon couvrir pour sud. mais ñoom mu doo mës a dégg ñu ne la président Bush moo may Sénégal wala président Reagan wala président le peuple américain moo may peuple Sénégal. loolu la ñuy wax ñoom. 250 milliards yoo xam ne bu njëkk bi loolu la. am na solo yeneen yi aussi noonu. dañ ko yaatal léegi am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi allo. allo oui bonsoir ça va. alhamdulilah kilifa gi bismillah. ça va ñu ngi rafetlu seen émission bi quoi man maa ngi woote depuis Italie. suñ ko mënee dégg bu baax allo. allo oui. waaw bismillah fa nga ñuy woowee. maa leen di woo depuis Italie quoi. depuis Italie bismillah. dama amul benn question bu ndaw mu bëggoon poser sa invité bi. waaw mu ngi rafetlu waxtaan bi waxtaan quoi. jërëjëf c'est-à-dire que kii rapport yi États-Unis di def pour le climat des investisseurs au Sénégal est-ce que Sénégal dinañ def rapport yooyu di ko jox seen investisseurs sénégalais yi. pour ñoom si ñu amee intérêt yoo xam ni ils sont aux États-Unis comme si affaire darkase bi. c'est-à-dire que di leen jox information yi di leen informer comme américains yi ni ñu koy defee seen investissement yi est-ce que loolu dinañ ko am na au Sénégal quoi. bon jërëjëf. allo tu as bien suivi ma question wala. comme man. waaw mu lay dina la tontu léegi incha allah. allo. allo waaw ñu lay dégg. oh non c'est question c'est-à-dire xam nga les Américains ils font des rapports yoo xam sur le climat en faveur des Américains est-ce que Sénégal yi dinañ def le même rapport pour leur investir au Sénégal yoo xam dañuy dem di investir aux États-Unis merci. très bien di la gërëm bu baax di la sant. bon comme liggéeyuma gouvernement au Sénégal. oui mën naa am peut-être du man maa leen di tontul ci lu mel noonu mais au moins li ma xam. mooy taxawaloon nañ ci ay jamono yooyu defe naa Cheikh Tidiane Gadio moo doon ministre des affaires étrangères. li ñuy wax ay bureau économique. ci ay yenn ambassade yu Sénégal yi di nekk bitim réew. je sais que am na Washington am na Paris ak yeneen amoon na aussi Chine. ak yu mel noonu. mais li ma ci gënoon seetlu dafa mel ne nu ñuy indee américains yi ñu ñëw Sénégal moo leen gën a ñor ci nu ñuy xamale sénégalais yi. loolu moo si gënoon fës. defe naa loolu laa doon wax léegi ci affaire AGOA bi. oui seetluwuma fii ñu def ci
kii bi ci waroon yëpp depuis 96 ba léegi. donc depuis président Abdou Diouf ba léegi seetluwuma fu gouvernement wu Sénégal taxawee ne il faut mu xamal sénégalais yi ne ku wott darkase kese jël saal yi lakk ko ni mu waree am empaqueté ko boo ci yóbboo Amérique doo fay dara ak loo mu bare lu mel noonu par exemple gisuma ko. gisoo ko waaw. am na keneen ku nekk si ligne bi allo kooku dem na. daam waaw voilà lu mel noonu mais lu mu tuuti am na ay réew yoo xam ne Yémen ba ñu daataan am seen crise yi ñu nekk. oui dañu wa doon wax ne xam nga boo demee fu mel ne ay New York daanaka butigu naar boo dem ab naar a fa nekk carrément butigu naar la. ay naar yu nekk Yémen la seen gouvernement moo leen di taxaw am même benn fonds boo xam ne daf leen koy lebal ñuy ubbi ay boutique Amérique à un moment donné dafa mel ne gouvernement au Sénégal essayé woon na ko mais ay $5000 ak yooyu laa daan dégg. ne moom lañ doon leblee ci pour kuy def business fenn réew mu mel ne Philippines par exemple xam nga ñoom dañu bari li ñuy wax jàngu kër ci biti réew. ci réew arab yeeg Amérique ak fu nekk dañ fa bari mais seen ambassade ngay signer contrat boo bëggee li ñuy wax mbindaan. mu jóge Philippines ñëw sa réew seen ambassade ngay jaaree. ñoom ñoo leen di suivre ñoo leen di topp ñoo xam fu ñu est-ce que ñi ngi leen di fay ni mu waree est-ce que ñi ngi leen di taxawoo ni mu waree parce que je pense que parfois suñu réew yi. dem bitim réew mooy gën a yomb ci ñoom que réew yu bari ci àdduna yeneen yi ñu waroon def nga xam ne lii du jar xaalis bu bare. je pense que loolu lu mat a bàyyi xel la. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo allo. am na suñu téléspectateur buy insister kook dem na sànq aussi ñu ngi toll woon ci MCA yi nga ni américains yi ñoom dañ naan le peuple américain. moo joxe loolu la ñuy wax. mais duñ wax état américain. non peuple ñoom. ñi fay impôt bi ñoom moom xaalis bi. ok ki ko joxe seen tur nga ko joxe. moo tax peuple bi dañuy jiital. waaw peuple américain moom mooy jox peuple sénégalais. oui mais dañu lay wax ne la fu mel ne ay Bénin dañu ñëw defaraat port bi ba mu baax. yeneen réew yi dañuy ñëw réforme fiscale Sénégal bu njëkk bi c'est des routes et autres dans le nord et cetera. oui mais bii di ñëw nii par exemple ci rapport bi wax nañ ko ci. oui c'est pour l'électricité production et distribution d'électricité par exemple. pour que vraiment ñu régler problème boobu une fois pour toutes loolu la ñu wax loolu mooy li nga xam ne ñoom moom la ñu wax ne moo tax ñuy joxe xaalis bi donc MCA bi loolu mooy différence am ak xaalisu aide budgétaire nga xam ne état bi dafa am ay problème mu xaalis ñu jox ko xaalis et cetera loolu tax ko jóg. et di dëgg la état bi ñu koy séqal du Sénégal rek nag yu bari lañ ko séqal. dafa am ay conditions ci démocratie yooyu wala da nga am ku lay woo wala. non mën nga àggale. waaw du Sénégal rek. du Sénégal rek am na yeneen réew yoo xam ne aussi boo d'accord ci conditions yi ñu la wax ne la ci sa peuple ngay investir defal nañ ko yeneen réew yu dul jeex mais li ko tax a jóg mooy lu mel noonu ngeen àndandoo da ngeen di ànd defandoo projet yi yow ak ñoom ba ngeen d'accord ci ñu indi xaalis bi ne la xaalis baa ngi nii waaye nag. ñun ñoo koy topp ni fi ñu koy fayee ki koy liggéey ñun xam nañ tali lu muy jar. mënuloo ñëw ne ma tali bi yokk nañ ci lii man nañoo xam bu dee gasu teen xam nañ bu dee ay forage ak yooyu mel noonu MCA loolu moo ko tax a jóg. alors lu ñu desee si ay simili dambaabu bëriwul nga tey nga def taxaw seetlu gu am solo si yéenekaay bii di Sud Quotidien nga tuddee ko présidentielle américaine. Donald Trump a-t-il toujours des chances donc de gagner nga def point d'interrogation alors lan nga bëgg wax exactement ba léegi yow Donald Trump daal jamono ji amoo yaakaar mu gagner wala. non xam nga boo gisee article bi sax. loolu laa ko ubbee. oui sondage yëpp laa wax. dañuy wax ne Biden moo jiitu partout. oui Joe Biden. waaw Joe Biden. ki nga xam ne mooy adversaire Donald Trump. oui mais. des démocrates yi teewul loolu taxul seen xel dal. parce que simplement da leen daloon 2016. sondage yu bari dañ ne woon Hillary mooy gagné man maa ngi fàttaliku émission spéciale bi ñu ci defoon ñi nga xam ne ñoom laa invité woon yépp ay waxu Hillary nu mu nar a defee politique am lañ doon discuter ba minuit passé Amérique
ñu gis ne état bu mel ne Wisconsin état bu mel ne Pennsylvanie ñu yaakaar ne moo koy gagné te bu ko gañoon nekk président. ñu ne Trump gagné na ko ñëpp ñu commencé xoolante si suñu biir. parce que li ma doon jëmee expliquer ci article bi moom xam nga foofu li ñuy wax ci tubaab vote censitaire la. dañuy tànn ay kàngam yooyu ñooy daje. pour fal président bi du wote bi nit ñi di wote ci kii directement. léegi état ay juróom-ñaar fukk la ñu état bu nekk da nga am ñoo xam ne. état bu nekk. da nga am nombre boo xam ne ñoo lay demal ci collège électoral boobu. ce qui fait que mën nañu wote ba pare ñi wote ci réew ma yëpp Biden ëppale Trump lu baree bari te bu Trump nekk président ndax état yi nga xam ne bu ko bu ci matalul et puis beneen bi mooy dafa des njaw dafa desandiw xam bin parce que ñetti débat yi nar a am seen diggante débat yi yàgg naa soppi. lu fu ay sondage toll ci Amérique parce que ñetti débat la yooyu xam ne 90 minutes ngeen taxaw di wax yéen ñaar rek ak ay ñëpp journalistes yi leen di laaj loolu ñoom ñaari mag lañu. am ci erreur def ci yomb wax ci erreur def ci yomb def ci loo xam ne aussi. mën naa yàq li nga tabaxoon lépp. moo tax ma laajte question boobu. mais fii ñu toll tey jii rek moom. bu ñu doon wote ñu mën a wax ne. Biden mooy nekk président. si sa gis-gis en tant que observateur nga nekk journaliste sénégalais basé ci États-Unis si sa gis-gis lan moo gën. Donald Trump mu jeexal ñu nga ñëw. majorité américain loolu la ñu wax. oui mais yow en tant que observateur. ñoom nag ñu lan moo yow bi nga xamante ni yàgg nga si dëkk ba te xam nga Amérique. non xam nga dafa c'est très difficile rek nga wax. ak géopolitique bi waaw yemale ko ci kii moo gën wala kii gënul. parce que bu fekkee ne ñu bari ñuy seetlu dañuy wax ne bu dee économie bi dafa mel ne Donald Trump lañ gën a yaakaar ne mooy amal njariñ comme économie mais économie. borom doole yi lay doon du ñu ñàkk ji. ñoom du améliorer seen kile mais li nga xam ne moom la Donald Trump gën a indi dëgg ci Amérique moom la fa sulliwaat mooy xëccoo ci biir ay waaso. xëccoo ci biir ay waaso waaw dafa vraiment li ñuy wax division raciale. daf ci gën a taxaw parce que ñu ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy woteel mooy ñi nekk ci kaw gi ak ñi nga xam ne seen jàng soriwul lool. ci nit ñi te ñu nekk nit ñu weex ñi dañu mas a jàpp ne Amérique ñoom ñoo ko moom. bis bu xëyee tey jii leen wax ne seen Amérique gi gars yi dañ ko nar a nangu ci seen i loxo mel ne ñi nga xam ne ñoom ñooy woteek moom mënuñu wax ne dafa mel ne du ñu américain dem na bay wax sax ne bu fekkoon ne ñi wax naan ñi fi dee ci kii bi dafa bari ci corona bi dafa bari bu ñu wàññoon yemale ko ci état bleu yi maanaam ay démocrates yi ëpp ay majorité ki gouverneur kon affaire bi du baree nii dafa mel ne Amérique pour moom bleu ak rouge rek la mën a doon. du États-Unis d'Amérique donc ñu bari loo tax ñu yaakaar ne bu ñu élire Joe Biden dana delloo si waat la normalité. ci li nga xam ne mooy Amérique. mooy Amérique ñaari simili yi daanaka moo ñu dese Dambabou léegi si tënk perspective yi ginnaaw ba rapportu département d'État américain génn perspective yi lan la war a doon si Sénégal. bon xam nga li ñu war a jàpp mooy. oui changement wu régime ak yooyu. parce que du am ci yenn réew yi. personnel bi mooy changé mais doxalin wi fonctionnaire ya ko yor ñoom nga fay fekkaat lu ci ëpp. et puis nag bu ñu waxante dëgg rek. le poids dans les relations internationales de l'Afrique moins de 3% wala 3% sur l'ensemble de relations commerciales et ce n'est pas loo xam ne. ay Amérique ak yooyu dañ koy fàttaliku ba dana bu luy weesoo danañu soppilee dañu defaatlee dañu def presque continuité lay doon de toute façon ak lu mën a xew ci élection yi te itam nag poids électoral ñi nga xam ne ñoom la Afrique intéressé ba ñuy def pression ba ñuy avancer ak yooyu barewul nit ñi ñuul ñi nga xam ne ñoo fa am pouvoir ñoom rek ñoom la fa bi intéressé c'est par l'émotion. Même AGOA c'est venu comme ça. Oui. C'est le directeur de cabinet d'un congressman qui a proposé la loi. Et tout le monde l'a appuyé ba ñu d'accord ci. Voilà. Dambabou maa lay gërëm baax di la sant. maa ngi lay gërëm baax di la sant baal ma nag ci. ok amul solo. di jégalu bu baax a baax suñu mbokk téléspectateurs yi ma fàttali ñu doon dalal tey Dambabou nekk journaliste sénégalais basé aux États-Unis naka noonu mu nekk consultant en communication et relations publiques ñu doon waxtaanee lépp lu jëm ci rapport bu département d'État américain génne di la gërëm baax di la sant. mbokk téléspectateurs yi yéen tamit amuñ seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu. Dara Système logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal moo leen doon